suuf soosu sax ñu ne ñi ngi fa bëggoon a tabax lu ni mel ni ci mel ni daara ak juma loolu nag moo fa indi tamit Fanta Siro Bakary Konté Khali Diamé. Cagara ngi xeeñ ci village Kerewan digganteem ak famille Feu Moussa Kanté bu Kamakunda askan nekk ci Kerewan ñi ne famille Kanté nag dañu indi benn délibération bu 42 hectares boo xamante ne ancien conseil rural bi moo koy joxe ñi ne nag ñoo amoom suuf yi nekk seen diggante ak Kerewan. diggante Kerewan ak Kamakunda amul xëccoo suuf parce que Kamakunda ak Kerewan benn la Kerewan ñooy seen titeur. mu ay doom yi Moussa Kanté la ñu nekk Sédhiou. ñoo ñëw fii rek pour vraiment réclamer suñu suuf ñu ne ko ñoom ñoo ko moom parce que seen yaakaar yi seen papa moo def papier bi parce que député la temps boobu mu def papier bi rek 42 hectares bi amul limite dañ ko def nii rek ñu ko délibéré lii rek doo ci am est-ce que fii la commencé est-ce que fii la mujj amul. rak chef de village bi di Serigne Malam Fati nekk Serigne daal di tabax benn bâtiment pour def ko daara moderne loolu nag bâtiment bi yëpp la ñu daaneel daal di koy saccagé. ñoo dajale nit yi rek ñëw saccagé kii di bâtiment Serigne Malam Fati ak lépp ñu bëgg a saccagé rek sous prétexte parce que ñoom ñoo am 42 hectares Malam Fati mu ngi seen biir 42 hectares moo tax gendarmerie bi mu ñëw jàppale ko parce que ñoom du loi gendarmerie moo ko appliqué autorité moo ko appliqué nit du ñëw nii rek nga bëgg a appliqué sax parce que dangay am doole bëgg a appliqué loi loolu la. population Kerewan ñi ne suuf yooyu nag duñ ko bàyyee famille Feu Moussa Kanté. ñett hectare boobu suñu benn nijaay moo ko moom mooy Serigne Malam Fati moom ay doomu Kerewan la même boobu diggante Kerewan ak Kerewan moom su gis kilifay Kerewan mu bugg naa sampa daara fii. même su bugga du dépassé ñetti hectares mun na ko am. bu ñu interpellé famille Feu Moussa Kanté porte-parole bi nag di Omar Kanté daal di weddi tuuma yooyu mu ne nag 42 hectares yi nag conseil rural bi moo lañ ko jox ñoom nag ñoo ko moom. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Bakary Konté Cagaar moom ma nga ci commune bu Ronk ab dëkk la boo xamante ne tey ma nga cay jafe-jafe seen poste de santé ba fa nekkoon nee nañ ko ràpp tëj daara jafa newoon it di jànkonte lay jafe-jafe màggat na ba nekk ca wóoratul ñu ne sax nag ardoise di sengee newoon ca kaw classe sax dafa naaw ndax ngelaw lu métti li nga xamante ne moom moo amoon ci taw yu mujj yi ñu ne nag ñeenti téeméeri ndongo ya fa nekk tey nan lañ leen fas yéenee taxawoo lii dañu ci ànd ak Ousseynou Diop. Caggar bokk na ci dëkk yi gën a sonn ci Sénégal fii dara doxu fii lu jëm ci wàllu l'école bi ak wàllu wér-gu-yaram école bi moom ren jëlee parents d'élèves yi nii xalaatuñu benn yoon seen doom yi di ñëw ci l'école bi ndaxte dafa yàqu toiture bi dem ndox mi itam daal di koy muur. amaat parce que école Caggar moo doon école première ya nga xam ne ñu daan def note yu baax mais ren moo gën a arriéré si école yi si économie Ronk lan moo ko waral mooy xale yi mënuñu jàng si naaj loolu dong mooy jafe-jafe bi. ñoom nee nañu ñeenti téeméeri ndongo yi yeewoo ci dëkk bi du leen bàyyi mukk ñu ñëw ci l'école bi ndaxte wóoratul. xool école bi nu mu mel est-ce que sax nit dañ si yeewu bëyam waxatuma ci dugal doom see jàng kii ki si jàng doo réussir mënuloo réussir ndax fa ngay jàng di fa réussir sa xol day dal nga mën jàng. fii dalul xelu ndey dalul xelu baay dalul xelu élève bay jàng. leen lu ñu naqarlu bokk na ci nekkinu case de santé bi bërëb bii dañ ko tëj ñu ne askan wi nag ngir ñu faju dañuy def ay kilomètres yu bare. suñu case bi amoon nañu suñu benn infirmier ba nga xam ne duñ ko daan fay suñu moyen bopp infirmier bu qualifié infirmier d'état ñu naxante moom di ko fay mais actuellement dafa dem ba mëntuñ ko fay mu mujj dem def liggéeyam. waaw amul benn dëkk bu mag bu toll na Caggar si commune Ronk bu am case de santé. Caggar rek actuellement léegi ñoo fi am case de santé te case de santé boobu vraiment réglul problème mu Caggar. ñoom askan wi nekk ci Caggar ñu ngi ñaan nguur gi ñu jàppale leen ndaxte nee na ñu kilifa yi nekk ci seen i gox bi ñu leen dummayu tax sax ay jafe-jafe yu bare ñu koy dund. ñu wax rek ci bas meek tolluwaay bi tey ci àjjuma ji yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru octobre benn doomu aadama moo ñàkk bakkanam juróom-benn nag ñoom ñoo am mbas mi ñëpp nag bokk ci wàllante googee ñu xamul ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yoo xamante ne def nañu ko juróom-benni cas grave la ñu am ñi feebar ba loof lool juróom nag tey ba ñu leen saytoo wér nañu daanu dellu ci seen i kër juróom fukk ak ñaar la ñu nekk di faj kër docteur yi ak ci seen
seen biiri kër. ñu yegg ba diwaanu Fatick wax ci wàllu njàng ma ak njàngale ma foofee seetlu gi nag ci examen yi nee ñu nag daal ay jéego gisuñu ko ci résultat yi académie bi moom moo ko wax foofee lu mooy nag baccalauréat technique bi ñu gis ni daal am na performance bu am solo ba waral nag ñooñee ñu dénk wàllu njàng ma ca diwaanu Fatick nag fas yéene def seen kéemtalaay kàttan ngir rek kon njàng mi gën a ñoŋ ca diwaan ba Aminata Goudiaby. académie bu Fatick nemmeeku bi mooy résultat examen yi daaw taxul woon mu baax nee ñu nag taux de réussite yi dafa wàññeeku bu baax ci CFEE ci BFM ak itam ci baccalauréat général. année bii passé dañ koy wax parce que constat la que ni résultats yi dañoo deltu ginnaaw li ñu waroon am si limu ñi war a admis CFEE entrée en sixième ak BFM ak baccalauréat lim bi dafa néew par rapport ak année yi passé waaye gis nañ ni baccalauréat même bu fekkee résultats yi dañu wàññeeku ñi si am mention très bien bari nañu. nee ñu nag ab jàngat bu am solo daañu ko def ngir xam li waral résultat yi wàcc te nee ñu daañu ci wut ay safara. dinañ toog ñu ngi si sax pour saytu résultats yi jàngaat résultats yi ba mën a jël décision yi nga xamante ni si bu ñu ko jëlee ak ay matuwaay incha allah bu ñu ubbee ren dinañ si teel a jóg farlu si pour que xale yi bu ñuy demee ba examen résultat yi dina mucc ay te ñu ngi koy saytu. comité régional de développement bu Fatick nag ñoom ñoo doon amal ab réunion jagleel ko ubbiteg école gii di ñëw nee ñu nag jël nañu matuwaay yëpp ngir rek moytandiku bépp jafe-jafe. sapeur pompier ñi xam ñuy góorgóorlu ci li nga xam mooy pompage ci liñ jot a wax daanaka établissement scolaire yi nekk ci région yi yëpp libéré nañ leen ba mu des yenn ñaar wala ñett yoo xamante ne ñi ngi côté Palmarin te fi mu nekk nii ba fii ñu nekk nii ñi ngi pompé ndox moomu noonu te am nañ yaakaar ne fii ak ñaari fan ndox moomu dana fa jógee. beneen xibaar bu neex bu génnee ci rencontre bu ni mel moom moo di nee ñu bu yàggul dara région bu Fatick dana am li ñuy woowee lycée d'excellence waaye nag laata loolu ay classe de seconde daañu leen créer officiellement ci yenn collège yu nekkee ci département yu Fatick ak itam Foundiougne liñ ci bëgg rek mooy wàññi xat-xatloo bi ci yenn lycée yi nga xam ne daanaka élèves yi dañ fa tàmbali di bëri. Aminata Goudiaby ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbootaay gi ëmb producteurs yi yëngu ci wàllu mboq mi fii nag ci Sénégal dañu lëkkaloo ak seeni ñoñ yu nekk ca réewum Zimbabwe ñu dimbali leen nag ci benn variété bu yees ñu ngi ko duppee SC 719 ci wàllu mboq la dina leen dimbali bu baax a baax ndax nee ñu tey ak loolee boo jëlee rek benn hectare ci suuf mën nga cee bay lu toll ci juróom benn tonne ci mboq loolu nag mu nekk loo xamante ni guléet lay doon waaye tamit yokkute lay doon ci seenub liggéey ba ci ñiy yëngutu sax ci soppar ñi li ñuy bay fii ci Sénégal Pape Mbaye Diawo Fally Gaye benn variété de maïs bu bees CS 719 nga xamante ni producteurs yi ñoom ñoo ko doon essayé ci tool yi nga xamante ni ñoo nekk ci Delta di Ndiaye nekk ci commune bu Darou Salaam gannaaw ba nga xamante ni jiw bu beesu mboq bopp expérimenté nañ ko gis nañ ni liñ ci doon séentu dafa weesu seen njort. ñu liggéey ci variété bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee SC 719 muy variété maïs bu nga xam ne maïs bu weex la bi nga xam ne variété hybride la di def rendement bi nga xam ne mu ngi ci 6 tonnes ba 12 tonnes à l'hectare tey ñu koy testé fii xool ndax variété boobu vraiment meññ na baax na. variété de maïs bu bees boobu nag lu am solo lay doon ci ñi nga xamante ni dañuy transformer produits locaux yi. tey transformatrice bu bëgg a transformer mboq mu weex mboq ngi ni transformatrice bu bëgg a transformer mboq bu xonq mboq baa ngi ne maïs jaune te loolu yëpp dañ koy def pour satisfaire client bi kiy transformer kiy jënd waaye kiy lekk. initiative bi nga xamante ni nag producteur de maïs yi ñoom daal dinañ koy jël doon na loo xamante ni lu am solo lay doon ngir rek ñu mën a xeex xiif. tous les élus yi nga xam ne ñu ngi fii les maires les élus nationaux ñu xool ñu jàppale producteurs yi comme ni ñu koy defee toujours jàppale leen baax a baax ba nga xamante ne liñ fi gis tey dinañ ko am dina nekk exemple boo xam ne dinañ ko mën a suivre un peu partout dans la région ndaxte effectivement li ñu gis mën na contribuer ci li nga xamante ne moom mooy la sécurité alimentaire. ci bi nga xamante ni nag ci lañ doon présenté variété mboq bu bees boobu di CS 719 fédération nationale bu producteur u maïs yu Sénégal ñu ngi sàkku ci nguuru Sénégal mu gën leen a jàppale ci engrais. ñu yeggit ba Médinatoul Ouda ma nga ca diwaanu Kolda amal nañ fa nag ziara annuel bi ñuy def nag daanaka at mu ne rek muy ziara 2021 boobu waaye nag def nañu ko ci ñaan ña fa daje woon daal def seen kéemtalaay kàttan booloo ñaan ci yàlla ngir nag jàmm am ci Sénégal ci Afrique sowu jant waaye mbas mi nga xamante ni moo lëmbee àdduna tamit ñaan nañu ngir mbas mi jóge fii dañuy dem ba Kolda Abdoulaye Diallo moo ñu fa nekkal.
kan yu Medinatul Xuda ñoo amal seeni édition 2021 bu seeni ziyaara annuel te mu dajale ay junni jullit yi bàyyi ko fu ne ngir ñëw sàkku ay ñaanal askan wi ñaanal réew mi bi la xew-xew diine doon occasion pour xalif bu Medinatul Xuda Cerno Ahmadou Balde pour mu ñaax mboolem taalibeem ngir ñu gën a farlu ci seeni jaamu yàlla ñuy am xolu yermande ak di dimbalante diggante ay jullit rawatina ñu gën a fonk seeni liggéey. sant yàlla rek gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla sëriñ bi taxawaayam ci Sénégal taxawaayam ci mbokkam taxawaayam ci taalibe yi yàgg gis ngeen mbooloo yu takku bu fi daje depuis démb kenn gisoo communiqué rajo gisoo communiqué télé en moins de 12 jours kii yëgal kii loolu moo tax mbooloo mi toll nii. bile ziyaara amul woon daaw ngir mbas mi looloo tax amal nañu fa ay ñaan yu bëree bëre ngir àdduna bi tàggoog bile jàngoro wu bon. waaw ziyaara bi janvier février la doon am mbas bi moo ko taxoon comme que xam ngeen nguur jël na fi depuis corona bi ñëw ay mesures yu bëri à chaque fois ñu reporté ziyaara bi ak frais bi wax na ko léegi mbas mi ak fermeture frontière yi moo ko taxaw alhamdulillahi rabbil alamin loolu mu ngi ñaan yàlla corona bi jóge fi ci jarada Ceerno ci barkem ci léppam bi jeex rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalaamu alaykum wa rahmatullah. teewaayu way karange gu takku ca ziyaara bi mooy firndeel teewaayu nguur gi ca xew-xew diine bu Madinatul Xuda. ñu koy jaajëfal Abdoulaye Diallo ñu wax nag ci lii ñu duppee archéologie lu soxal nag wàllub gëstu la gëstu goo xamante ne jëm na ci ñi fi nekkoon bu njëkk lu ñu fi bàyyi moo xam ay jumtuwaay la ak lu mu ca mën a doon ndax léeg-léeg dina fi nekk ay ati at ba mujjantal gi nag ñu gis ko loolu yëpp nag xam ngeen ni dafa am loo xamante ne ni taarix daf ci am yoon moo waral sunu naataango Ibou Diouf dem ba fële ca IFAN ngir ñu yëraat loolu moo wax léegi te mu soxal ñi fi nekkoon lu yàgg Ibou Diouf Hamadou Ba. jumtuwaay yi di mbanargal li maam yu daan jëfandikoo loolee ñi yëngu ci wàllu archéologie ne lu am solo la moo tax ñu koy sàmm saa su nekk. yëpp ay archive la parce que mun nañ ci jàngat xam nit ñi nu ñu doon dundee yan feebar lañ doon am naka lañ ko doon fajee yooyu mooy njëriñu archéologie. jumtuwaay yi ñu naan leen vestige bëri ci wuute ñu jële ko tamit gox yu bëri ci réew mi ak sax ci biti réew boo ñëwee fii ci IFAN di nga ko fi fekk. archéologie genre archive la. archive waaye mémoire loo xam ne mun nañ ci sukkandiku pour informer la gouvernance d'un pays. jumtuwaay yi di fësal suñu démb liggéey suñu maam yi ak sax seen dundin sàmm ko yombul nag ndax dafa ànd ak ay jafe-jafe yu bëri. li maam yi bàyyi woon jumtukaay yeeg ñoom seen. loolu njëriñam du rekk ñu teg ko pour di ko xool mais dañ ci war a jàngat lu bari dañ ci war a sukkandiku pour mun leen dépasser. archéologue yi li leen gën a ñor jamono ji mooy nees def ngir askan wi gën a xam njëriñ yi ak ni ñu def tamit ba saa su nekk ñu ñëw di ko saytu. dëkk bi yépp Sénégal yépp a ko moom. donc l'idéal c'est que loolu ñu koy génne de temps en temps. pour wane valeur yi ci ne technologie bi ci ne mën-mën bi mu àndal ak ci xel ak ci jëfin aussi. ak exposition yi ñuy amal nag dinañ wër yenn saay réew mi wala ay exposition itinérante ngir fexe mais askan bi di fi faral di dem di nemmeeku li nga xamante ne moo bàyyeekoo ci dundinu suñu maam yi. cant ak ngërëm ñeel na la Ibou Diouf ni ñu ko waxee woon ci ponk yi ndaje mu yaatu mi door tey jile ca Montpellier la ca France solo si nag mooy gën a rek fexe ba diggante France ak Afrique gën a am ndëgërlaay ci wàllu jëflante waaye li yées ci ndaje moom nga xamante ni njiitu réew bu France Emmanuel Macron moom da koy teewee dafa nekk ndaje moo xamante ni gisuñu ci njiitu réew gisuñu ci ay njiital institution lu dul ay ndaw
ndaw yoo xamante ne fekk nañu baax ci Afrique ci France ñu dajaloo laaj ak tontu war a am waxtaan wu am solo waxoon naa ko itam Charles Faye ñu dalal ko muy taskatu xabaar fas yéene sëgg ci ndaje moomu Charles Faye gannaaw ba ma la delloo nuyu ndaje la boo xamante ne wax naa ko léegi ñu ngi koy doog a gis ndaje moo xamante ne ay ndaw la amul benn njiit bu fa nekk wala boog keneen koo xamante ne kilifa nga ci weneen fànn lu dul ay ndaw yu ñu dajale sommet boo xamante ne nee ñu rattaxal wala boog gën a ñoŋal jëflante gi diggante France ak Afrique lu mu la inspiré d'abord. waaw constaté d'abord que loolu musu fi am comme wax nga ko mu ngi ci 28 éditions maanaam ñaar fukk ak juróom-ñetti éditions yoo xamante ne yu jiitu yëpp ay chefs d'État ñoo fa doon teew ak ay chefs d'institution pour la première fois ñu invité ñoo xamante ne 3000 xale jeunes ñoo fa nekk. dont 700 yoo xamante ne suñu continent lañ fa jóge di fa dem. nekk ay ndaw entrepreneur pour l'essentiel kooku di woon aussi que France tey am na beneen liggéey beneen perception boo xamante ne la amoon ci France Afrique bu changé dootul wax bi ak chef d'État yi léegi wax yi ak xale yi la pourquoi parce que France dafa xool ci wàllu leadership boo xamante ne la fi yoroon ci première année indépendance ak président yu xamante woon parce que ñoo jàggandoo ak yu demee noonu mu am yeneen type président yu ñëw Sarkozy Hollande ak ñeneen mu am kii doon loo xamante ne le plus jeune président de France à 39 ans beneen lecture lay am mooy lan mooy que tey mooy le leadership constaté na ko France Afrique mooy jeex na c'est africain yi lu ñuy percevoir France mooy ci influence bu mu amoon amatu ko mobilisation yi mu doon mobiliser peut-être chef d'État yi mënu ko woon am ci population yi Afrique nag nekk lu ndaw 70% population nekk ay ndaw de moins de 30 ans xamuñu France googu nekk 1,2 milliard de consommateurs yuy romb France Russie a ngi ñëw Chine a ngi jël ay pàccam ñeneen Amérique yaa ngi ñëw portugais yi italiens yi ba allemand yi France di perte de terrain boo pare am économie ci biir France di am problème léegi France boo xoolee bu muy ñëw la fois dernière Macron récemment c'était au Burkina Faso dafa indi woon ay entrepreneurs start-up il avait déjà montré que VRP ou économie France bu muy dox ak ay xale la bëgg a wax ay xale la bëgg a waxal ci loolu sax day taxit ñu samp laaj ci maanaam ñi ñu dajale tey boo xoolee secteurs yu wute lu ci mel ni wàllu entrepreneuriat ñi yëngu ci wàllu tàggat yaram ñi yëngu ci wàllu secteur artistique bi ñoo xamante ne nii ay influenceurs lañu mën nañ leen tuddee noonu ay personnalités yu engagé ci Afrique loolu également mu mel ni am na benn lu ñuy xaar ci loolu. waaw gis nga France dañ yàgg liggéey loolu dañ ko yàgg liggéey ba daanaka sommet boo xamante dañ ko waroon def daaw 2020 à Bordeaux dañ ko annulé parce que France dafa doon liggéey ci loolu pourquoi cartographie boo xamante ne mooy cartographie richesse su Afrique waxatuma richesse minière muy connaissance muy métier yu différent ci wàllu ndaw yi français yi lu ñuy ut tey mooy gën a xam les jeunes africains ak ci lu ñuy yëngu loolu cartographie bu boo ko amee investissement boo xamante ne da nga ko war a def pour mën a parce que tey la France elle revient en conquérant mais au niveau des masses ce n'est plus une France élitiste lu mu fi doon ñëwee léegi c'est au niveau des masses ñoo fekk ndaw yi lu ñuy def si lu ñuy yëngu pour mun leen accompagner mais à quelle fin mais à une finalité boo xamante ne c'est d'abord soutenir l'économie de l'entreprise française tey boo xoolee secteur privé français rien que seen taux d'endettement non financier laa la wax non financier mu ngi ci 156% du PIB français PIB français c'est 2600 milliards de dollars 2600 milliards de dollars boo xoolee 152 ci loolu da ngay waaru ci seen niveau daf tey VRP la Macron se comporte en VRP pour reconstruire une France économique qui souffre beaucoup ba pare di gis que y a d'autres pays yoo xamante ne ñëw nañu fa ak doole en Afrique. mën nañu séntu également li ñuy wax relation parce que dañu ne ñoŋal diggante jëflante boo xamante ne ku ci ne da nga ciy gis sa bopp loolu mën nañ ko njoxtu tey bu ñu jëlee ci ay chiffres mu bëgg ñu taxaw ci seetlu ñu ne français yi nga xamante ni ay doomi France lañu tey dund ci Afrique. tey téeméer boo jël mat na fukk ak ñeent lu ko ëpp sax la ñu wax tey boo jëlee ci étudiants yi nga xamante ni ay français la ñu waaye ñi ngi ci réewi Afrique yi di jàng juróom-ñett fukk ak ñaar la ñu wax lu ëpp juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay étudiants yoo xamante ne nemmeeku nañu leen ko loolu mu nekk loo xamante ne tamit xëy na war nañ koo seetlu ba ci France bi ñu ne mooy ñetteelu réew investisseur ci Afrique kon est-ce que mënuñu xalaat leneen ci suuf ndax dina nekk ni ma ko waxee rek loo xamante ne ku ci ne da ciy gis sa bopp. ku si nekk da siy gis sa bopp je ne crois pas France dafa am benn problème tey boo xamante ne projection yu ñu dem nii il est avéré de prouver nañ ko ñi dañ si gëstu que dans 10 ans 15 ans
France dootul yor place googu Singapour yeneen dëkk de l'Asie mooy les dragons yoo xamante ne Corée moom léegi c'est un pays développé mais yeneen dëkk ñoo xamante ni ñu ngi yéeg di ñëw ak doole Vietnam ak ñooñu dañuy romb France dans 10 ans dinañ gis Chine jiitu États-Unis topp si Russie toog yeneen dëkk yoo xamante ne dañuy ñëw mais ce sont les pays d'Asie donc aujourd'hui France lan mooy problème effectivement ce n'est pas lu muy def nii yëpp c'est pas pour notre bien exclusif non France lu muy def nii aujourd'hui dafay repositionner wu si benn carte économique mondiale boo xamante ne bu koy waaj a distancé mais France pendant longtemps regard paternaliste boo xamante ne seen premier président maanaam suñu premier président yi ak ñoom lañ amoon loolu moo changé ba tey ñu comprendre que ñoom dañu dellu gannaaw ak doole problème mu visa yi ak xale yi foofu la sa question am solo mooy que il faut pas que ñu ne dañ leen di jox visa ngeen ñëw suñu dëkk et puis voilà c'est problème bi ñëw fa c'est un problème qui est purement économique et aussi un problème politique on n'oublie pas aussi que y a dans 7 mois y a la présidence. ma ngoog loolu sax dafay introduire déjà beneen laaj bi muy lu am solo ndax laaj boobu dafay dugg sax ci li ngay tontu nii foofu di nga ci gën a ñëw est-ce que rapport bi nga xamante ni intellectuel doomu Cameroun bi ñu gën ko xam ci Achille Mbembe def na ko nee nañ sax moom moo doon toppatoo lépp lu soxal wàllu sommet bi gannaaw bi xam nga sommet bi ay lu ñu doon waajal la ci Afrique yi ay ndaje yu ñu doon amal nee nañ rapport bi mu jox Macron liñ ko ci xamal mooy France dafa déconnecté maanaam dafa dem ba xamatul sax politique yi nga xamante ne nii ay ndaw ñu ngi koy développer en Afrique ay mouvement yoo xamante ne ay ndaw ñu ngi koy porter France daf ci dellu ginnaaw est-ce que tamit loolu du ñëw justifier li nga doon wax léegi. mais absolument France dafa déconnecté wu complètement Achille moom nga xamante ne moo def liggéey Cameroun bi. daanaka dañ ko critiquer Afrique mais daf na liggéey France dafa déconnecté pour la seule et simple raison que pendant très longtemps ñoom dañu reposer wu ci seen société ñoo xamante ñoo fi nekk bon di ñu imposer ñoom seen dictat ba pare nag France fàtte que affaire yaa ngi avancé ak yeneen dëkk yoo xamante ne dañuy ñëw indil ñu leneen bu ñu xoolee lu ñu fi doon am par rapport ak français yi ak lu ñuy am tey muy jóge ci chinois yi ak yeneen yi day gën a yomb ci ñun donc la France se réveille mais peut-être un peu trop tard man lu ma ragal mooy que la France se réveille parce que tey boo xoolee influence su France daanaka ak lu ñu fi gën a bëri fii ci seen investissement ak représentation en termes d'entreprise taxul ñu nekk ay franco bëgg français quand je dis francophile on est peut-être francophone et kooku c'est historique ci colonisation lay jaar mais taxul ñu gën a nekk francophile et beneen affaire boo xamante ne tam dafa am c'est que il y a une identité bu taxaw il y a une identité ak benn authentification te Sénégal la gën a feeñ Sénégal boo ñëwee par exemple en Afrique c'est bon on parle wolof nos éditions sont faites en wolof tout ça donc day won que France effectivement dafa perte vitesse perte truc mais la France a atteint à mon sens lu ma gën a xalaat mooy ses limites Afrique léegi moo ko mën a sowe. te ndaw ñi léegi dañu décomplexé c'est sûr que dinañ fa wax li nga xamante ni moo leen di soxal question de souveraineté moom sa bopp démocratie gouvernance entre autres. waaw parce que France dafa sori justement ndaw yooyu culturellement dañu riche. dañu am culture bu am maanaa ndaw yooyu nekk ci ay mouvement yu am maanaa ndaw yooyu nekk ay activistes yu am maanaa dont des influenceurs ndaw yooyu yu bëri nekk ay jullit et aujourd'hui la France du point de vue de l'islam c'est un problème bu ñu xoolee ce que fait Zemmour bu ñu xoolee Marine Le Pen et tout ça nga xam ne France tey politiquement ça pose un problème bon man aussi damay xalaat que on est à 7 mois de la présidentielle donc le coup de communication de Macron ci biir affaire googu du ma ko écarter même bu fekkente ne daaw wone na que il avait beneen rapport la bëgg entre France ak Afrique mais faudrait-il encore que africains yi gis ci seen bopp te loolu comme jeunes yi la lay waxal ça va être compliqué mais ça va être mais aussi beneen affaire boo xam ne loolu moom xaw a tiital parce que booy dem ba di wax ak ay jeunes nga dooleel leen mooy que jeunes yi may nga leen doole pour que seen dëkk bu ñu nangul looy def kan ngay jàppale kon genre fipp oui fippu loolu laa gis tey bu ñu xoolee Afrique ak lépp loo xamante ne am nañ ko muy pétrole muy lépp même bu fekkante ne réchauffement climatique bi mu ngi ñuy éloigner de certaines ressources pour d'autres au profit des ressources renouvelables mais tey bu fekkante ne yow xale yi ngay waxal te ñu gis que xale yi gis nañ ce qui se passe un peu partout c'est une vraie puissance bu fekkante ne xale yi génn nañu que va faire la France dina metti à suivre ñu lay jaajëfal bu baax a baax
Charles Faye nekk taskatu xabaar fii ci groupe Futur Média mu nekk lu am solo ñu ngi lay jaajëfal. xibaar yi dañu koy wéyal gannaaw sommet boobu ma wax ca Montpellier ca France ñu àddu ci leneen muy prix Nobel de la paix ab raaya la sargal la jëmale ko nag ci ñi xeex ngir jàmm am ren nag ñu jagleel ko ñaari taskatu xabaar muy Maria Ressa ab Philippine la ak doomi Russie bi di Dmitri Muratov ñoom nag prix Nobel bi ñi ngi leen koo jagleel ndax xeex bi nga xamante ne dañu koy xeex ngir doomu aadama am sañ-sañu wax li mu yëg njiital comité Nobel bi ñu gën ko xam ci Berit Reiss Anderson moom nag am na kàddu yu mu yoo xamante ne yëkkati na ko sax jëmale ci Maria Ressa ak Dmitri Muratov ndax jàpp nañ ne ñii nag wax dëgg neex yàlla ay taskatu xabaar yu mat dëgg lañu te dëkk ya ñu fekk baax nag wane nañ fa seenub jéego fexe nañu ba tey jile lii di sañ-sañu nag wax li nga yëg mu doon loo xamante ne lu ñu fa nemmeeku la ndax ay réew la yoo xamante ne nii xam ngeen ni taskatu xabaar yi ni ñeneen ñu ci mel ni activiste yeeg ñu mu ci mën a doon dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu metti kon tey mën nañu jàpp ni siggil nañu lii ñu duppee liberté d'expression ci leeralaat muy am sañu wax rek li nga xamante ni moom nga yëg. ñu àddu ci tàggat yaram nag wax rek ci match di jongante bi xaar Sénégal diggam ak Namibie am na nag koo xamante ne nee ñu du mën a bokk ci jongante boobee muy Boulaye Dia gardien de but bi nag di Seny Dieng moom mi amoon nag ab gaañu kon tey njort nañ ni mën naa dellusiwaat Abdelrahman Fedior moom mooy seen docteur ñu teewlu ko ay kàddu yu mu yëkkati la ci télévision bi nga xamante ne waa fédération ñoom ñoo ko moom. joueur daal ñoo ci amoon ay tolof-tolof Boulaye Dia moo amoon problème ci óomam dafa gaañ woon ci óomam ci clubam semaine bi passé ñu bi mu ñëwee constaté ñu xool ko dañu xam ne daal kii du mën a participer ci prochain match bi telle sorte que démb dañ ko bàyyi mu ñibbi pour continuer fajom bi mu doon def fii continuer ko ci club am ñaareelu joueur bi xawoon am ay gaañu moo doon Seny Dieng benn góol bi dafa gaañu woon ci matcham bi passé dafa gaañu woon ci dox bi ak ci mbagg bi donc fi mu nekk ñaari fan yi mu toog jël ay soins ñu koy faj fii baaxoon na ci moom parce que tey reprendre na entraînement yi. mangook ci jongante boobu ba tey diggante Sénégal ak Namibie Idrissa Gana Gueye nag ñi ngi am joxtu bu baax a baax ne nag dina def rek jongante bu mucc ayib ndax ci forme la ne loolee la wane ca club ba mu nekk di Paris Saint-Germain entraîneur bu jaraaf bi nag di Cheikh Gueye moom it daanaka nu ni mel la ñuy gisee te mu jàppit ni war nañoo amal ab jeu de qualité Cheikh Tidiane Diawo ci leeral. coup franc bu yanj bi contre Cap-Vert daanaka mën nañu ko jàppee ab déclic ci diggante Idrissa Gana Gueye ak dugal but ndaxte boobu ba léegi joueur Paris Saint-Germain bi tey gis camp yi lu bari. Paris Saint-Germain dafa nekk ci boo xamante ni bu yoree bal ñëpp ay demandoo ci kanam bu yorul bal ñëpp ay ñëwandoo ci ginnaaw Gana nekk koo xamante ni xamoon nañ ko ci récupérer ak passe tey loolu am benn principe bu am solo ci milieu terrain muy temporisation offensive boo xamante ni bu équipe am yoree bal bi dina am dox wala jéego ndànk-ndànk yu muy def ba nga xamante ni dina mën a prévoir récupération du ballon mais tamit dina mën a tax mu avancer ba ci kanamu camp yi wala ci biir surface ba nga xam yenn saa yi dina nekk ci position yoo xam daan ko mën a paas mu dugal football boobu Sénégal yenn saa yi dina koy football lu baree bare ci at yi ñu mujj nii kon Gana loolu muy def Paris war na ko mën def yi te sax gis na ni mi ngi koy def. bu yanj yooyu rek mënuñu ko tënk ci état de forme bu Idrissa Gana Gueye lii liggéeyam bu njëkk maanaam di xeex ak récupérer tey la ko gën a mën match bi mu def contre Manchester City Ligue des Champions di ko dëggal tey ji ay spécialistes yu bari jàpp ni mooy monsieur plus bu Paris Saint-Germain te li leer mooy Aliou Cissé dina soxla Gana bu ni mel su bëggee jot ci objectif am yi di qualifier Coupe du Monde ak gagner CAN 2022.
Cheikh Tidiane Diaw Diamniadio nag nee ñu dafay jànkonte lay jafe-jafe ci wàllug jumtukaay ci mbirub rek tàggat yaram loolee nag lañu seetlu waa nawetaan ba sax di club yi joué ca nawetaan ya di jongantekat yooyu ñu ngi jànkonte lay jafe-jafe yu metti maire ba nag mi ngi sàkku daal képp kuy partenaire mbaa boog ngay kilifa te mën caa jàpp nga jàpp ci jamono jooje Mamadou Moulay Guèye moom dimbali na ay ASC yu fa ne ak i koppar yu mu leen jagleel dañu fay fekk ji Tëngéej Abdou Diouf Diagne. ci ab terrain bu amul gazon ci la jongante yi nga xam ne nag moo ñeel nawetaan yi ci commune bu Diamniadio di amee lu ni mel la mën a indil nag ay jafe-jafe footballkat yi ñàkk jumtuwaayu tàggat yaram ci commune bi nekkul dara lu neex ndaw ñi. tey on ne peut pas faire lu ñuy wax pôle urbain de Diamniadio nga xam ne lépp luy infrastructure sportive de dernière génération soo fa demee da nga koy gis il y a le projet Dakar Sport City il y a le stade Dakar Arena il y a le stade du Sénégal nga xam ne ni c'est en train de sortir de terre léegi mu pare ñun aujourd'hui da ngay dem ci pôle bi tu sens que même dafa mel ni président de la République son excellence Macky Sall dafa mel ni tabaxalul sax la population sénégalaise on dirait que c'est pour d'autres personnes parce que ñun ñi nekk sax des populations autochtones nous n'avons pas accès à ces infrastructures là da ngay gis ni kat amuñu sax ñun fu ñu mën a defee football bu normal parce que su tawee duñu football samedi passé yéen ñëpp vous avez été témoin de la situation dafa wis rek terrain bi fees dell ak ndox te loolu pour man war na municipalité bi taxawal benn projet stade bu normal bu jaar yoon ñu xool entreprise yi nekk ci commune bi yëpp seen wàllu responsabilité sociétale de l'entreprise ñu orienté ko ci loolu mais aussi état du Sénégal dugal ci loxoom municipalité bi ci li mu am ci budget mu xoos ci dugal ci loxoom su ko defee définitivement cette question dinañ ko mën a régler. ngir fexe ba commune boobu am ay jumtuwaayu tàggat yaram yu mucc ayib maire bi nag di tàllal loxo kilifa yi ak partenaires yi. muy terrain football muy terrain basket muy terrain handball les autres disciplines sportives yaakaar naa ni Diamniadio mérité na ko kon looloo tax dañu ci lancer appel ñëpp waa Diamniadio en particulier la jeunesse en particulier ñu jéem a xool voies et moyens yi nga xam ni yi dinañu permettre ñu am les assiettes d'abord ensuite ni ci des ñun aussi à certains niveaux ñu ànd ci ak ñoom pour ñu seet ko démarcher ko pour mën a fexe ba loolu mu am. ñàkk jumtuwaay yooyu nag teewul ndaw ñi di amal seen ay jongante ki jiite bokk moomel bi nag daal na leen di jàppale fukk ak juróom-ñeenti ASC ya fa nekk yëpp jox nañu leen ay enveloppe. ñu koy jaajëfal Abdou Diouf Diagne xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. ngeen jëf ndayem si yàlla Cheikh Niass di immigré bi ñu jàppoon téye ko ca yoon mu faatu ci seeni loxo Les Échos nee nañu ab néewam autopsie bañ ca doon def tey la ñuy xam la ca nekk résultat autopsie bi tey jii ci àjjuma ji ca la war a génn Alioune Badara Diouf ak Ibou Thiam Les Échos nee nañu ñoo di ñaari légiste yi waa ordre des médecins tànn ngir ñu def autopsie ba lu jëm ci wàllu technique ñeel boobu la autopsie yéenekaay bi nee nañu def nañu ko bu noppi laaj ci wi ñu jagleel mbirum biologie moo ci des ngir ñu mën a am tàkk bu wér ci lan moo faat immigré bi immigration clandestine ñi mbëkk gaali loo coy ngir dem bitim réew riggalaguñu yëral xët mu njëkku libération ci diirub ñeenti fan wàllu nañu ca Kafountine téeméeri doomi aadama ak juróom-ñaar fukk ak juróom maanaam 175 nit yoo xam ne ñoom ñëpp li ñu bëggoon moo di jël gaali loo coy dem bitim réew ñenn ci ñoom ñoo ngi fekk baax fii ci Sénégal am na ci ñu jugee ca Gambie am ñu jugee ca Gànnaar am ci ñoo xam ne ca réewum Guinée Bissau fa la ñu jugee ki gën a nekk xale ci ñoom fukkeet ak juróom-ñett lam ka ca mag fanweeri at ñi ëpp ci ñoom libération nee nañu passeur yi leen waroon a yóbbu ñoo jël seenub xaalis bu nuppi bandoo ne leen ca île bu Bagasugo Sékou Dramé di benn waay boo xam ne bañ leen di sauver ak di leen xitili fa la ko fekk mi ngi wax ci journal Libération ne gaa ñooñee bu ñu fa yàggoon tuuti sil xafaar la ñu jëm ndax amatuñu woon lu ñu lekk lu ñu naan waxi nopp ku ci maroon ci ñoom sax ci ndoxum géej gi ngay sëgg di naan di sombi di naan ba noppi dëkke ko bu ñu moytul danañ ca yegg ci réew mi yëral xët mu njëkk Sud Quotidien ab taxaw seetlu la yéenekaay bi xëyee ci dundu gu seer gi salaire yu bon yi ñi ñàkk seenub liggéey ak mettiwaayu jamono ji di conjoncture internationale li mu ci gis moo di ci kër yu gasax ca lañ toll journal bi taataan ci xalaatu économiste ñu koy leeralal fa ñu jàpp ne fa la ñu war a jaar ngir xittili askan wi enquête dina kay mel ne ku naan ñu askanu Sénégal ak seenu nekkin di social bi ñi jiite réew mi bàyyi nañu ko xel bu baax a baax ndax ci budget 2022 bi téeméer boo ca jël juróom fukkee mu di 50% yi ci social bi lañ ko fas yéene dugal mu di ci wàllu wér géram gi di ci wàllu njàng mi di ci wàllu mbay mi ak ci xëyum ndaw ñi yéenekaay bi xamal ñu ne natt nañu fukki milliards ak juróom yoo xam ne juróomi junniy enseignant contractuel yi ñuy recruter la ñu ko jagleel Soleil national jagleel xëtamu njëkk projet de loi finance bi ñu jëmmal keroog ca ndajem conseil des ministres ba xamal ñu ne ci programme social yeeg ci développement communautaire yi la ñu bëgg a def
priorité maanaam fa la ñu fas yéene bëgg a jëmbat yitte Abdoulaye Diouf Sarr moo di mairie bu Ndakaaru journal L'Info nañu ci lay dox ak di ci wax firnde li moo di démb moom Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ak action sociale doon it sa maire bu Yoff def na ab visite ca Penc Ngaraaf Chamsidine Diagne mi xalifa général bu Penc Ngaraaf moo ko teeru dalal ko tatagal ko ñaanal ko ba wax ko ne doxal te bu ragal dara ñoo ngi ci sa ginnaaw Source A bind ne Abdoulaye Diouf Sarr këpp na yelwaanu Bamba Fall ca Médina da koo détruire carrément ba mu fa demee démb boole ceekit Penc Ngaraaf ci Médina Abdoulaye Diouf Sarr la ñu àndal ci local yi 2022 yi Le Quotidien ñu kii di Amadou Ba moom it mi ngi ci waar wi def na démb ab visite de proximité ca Ponty ca Sandaga ak ca Niayes Thioker Vox Populi nañu defante bi door na ci diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr ne ñoom ñaari kàngami APR yi ku ci nekk ci ñoom mi ngi wane boppam ci terrain bi ministre affaires étrangères ba woon di Amadou Ba ma nga woon ca Sandaga ngir doon natt code de popularité maanaam fi mu toll ci xolu askan wi kii di Diouf Sarr moom ma nga woon ca Médina te it ba mu fa demee ay waxam seddul woon neexul woon ŋàññi na fa bu baax a baax liggéeyub équipe municipale bu Médina bi waree fondé ga ca Fuuta la Sénégal nee nañu askanoo fa nekk Djibisi la ñu tànn taamu ko ngir mu jiite seen mairie ba moom Djibisi di responsable politique APR doon it inspecteur des impôts et domaines bu dëkk ca waree fondé las nee nañu waa waree fondé nee nañu budul moom du doon keneen Djibisi mooy seen candidat ci élection locale yi 2022 yi mooy ki leen doy te ci moom rek la ñu am yaakaar ngir mu suqali commune ba Yoff Almadi L'Observateur xëy na di ñu fa xibaar mbir yu yéeme yu fa takk deree feeñal ubbil yéenekaay bi gendarme yu section recherche bu Ndakaaru ñoo fa jàpp juróomi góor ak ñetti jigéen yu bokk ci mafia bu doon trafiqué drogue bii di hachis ak beneen xeetu drogue bu ñu naan drogue de synthèse. ñu koy jaajëfal Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi ni sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sot ci rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn